àllarba ñeenti fan ci weeru décembre ci atum 1974 Serigne Saliou Samb gane ci àdduna ci Touba. kii di Serigne Saliou Samb dallu alxuraan ci bi muy ndaw waaye teewu ko jàng nasaraan ba am lijaasa journaliste ca CESTI ci atum 2002 ak ab doctorat ci science politique ci atum 2014 fële ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom Serigne Saliou Samb jaar ci ëttub taskatu xibaar yu bari yu ci mel ni l'Observateur bu groupe Futurs Médias, Rewmi Quotidien, Saint-Louis Télévision, Le Pays ak yeneen bërëb taskatu xibaar yu ni mel mu teg ci tamit di jàngale histoire des relations internationales, presse écrite, rajo wala communication politique ci daara yu kawe yu bari yu ci mel ni université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru, université Gaston Berger bu Saint-Louis, ISEC, institut polytechnique Thomas Sankara bu Dakar wala institut africain de management. Serigne Saliou Samb dund ñeent fukki at ak juróom kepp daal di dëddu dibeer bi ñu génn fukki fan ak juróom benn ci weeru juin ci atum 2019 ay mbokkam xaritam ak i naataangoom di ñu wax kan moo doon Serigne Saliou Samb. moom musul dox ndawam ci benn caaxaan jàng école jàng alxuraan Foundiougne la jàngi alxuraan Canada la amee bac dem université dem def CESTI bi mu génnee dem TFM liggéey ba mu yàgg mu démissionné ne day dolliwaat xam-xam dem di sàkku ci xam-xam ba nekk docteur kon kooku jom rek lañ ci xam waaye ñunu ñàkk ñu de Sénégal moo ñàkk diine moo ñàkk ndax gàmm gi passé rek def na ci guddi gàmm loo xam ne des na fi kaset yaa ngi fi mu bëgg Moustapha sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkoon te ne ñëpp tàng xam loo nañ doom bu ma jur Mouhamed laa koy tudde ñaari taaw yu góor yi mu njëkk am Mouhamed la leen tudde kim ci teg la door a tudde Serigne Touba Serigne ñoom door a tudde papaam waaye fu ñuy def mbooloo daje buñ paree dañ koy wax ilimaan Serigne bi defal ñaan te du ay atam mais dignitéem ak xam-xam moo tax ñu doon ko dox responsable boobu mais su defee ñaan day delloo nit ñi ci sukuraat fàttali leen borom bi fàttali leen guddi gu njëkk ci bàmmeel ne leen suul dëdd ku nekk war nga koy fàttaliku diiru liggéeyam la ku ko jël mas ko liggéeyloo rek soo ko bëggee sant lu dul bokkut ak diineem mu jël say matériel delloo la bàyyi sa liggéey dem feneen man ko del toog fen mu ne xam naa li ma bëgg ndax alali buur yi amul njariñ ci man Serigne Touba dafa ne woon taalibe yi bu ngeen di yelwaan na ngeen ma moytul këri buur yi ak seen saxari ci nii te moom kooku laay roy moom daal Sénégal moo perte que te liggéeyam lii rek la donc mu ngi doon jàngale def science économie politique di jàngale université ci loolu lu mu jot nekk mu ne ma daal su samay pexe jubee damay def samay fi bopp waaye dama liggéeyal ci kenn waaw pexe yooyu daal may ba tam nag eggul waaye yàlla na egg bar sàq waaw sëriñam gërëm na ko yaayam dem na gërëm na ko ñun ñi bokkal gërëm nañ ko ñu koy ñaanal tey suufu Touba yàlla na oyof ci kaw yàlla na rëcc lu mu fi doon def waaw wéetaay rek la ñuy jooy mais xalaatu ci leneen nag. Mame Less Camara di jàngalekat ci CESTI waaye tamit di doyen ci métier taskatu xibaar lii la wax ci Serigne Saliou Samb. Serigne Saliou bi ma taseeg moom def na luy dabal ñaar fukki at mu nekkoon étudiant CESTI man ma fa doon jàngale rajo ca la ñu tase moom mu nekk at mi nga xam ne ca la war a jàll diplôme journalisme mu nekkoon nag étudiant booy gaaw a ràññee ci biir benn bi sëñ Saliou bokk na ci ñaari étudiants yi ma xam yoo xam ne bu ñuy wax yow dañ lay xool ci bët duñ la wax monsieur duñ la wax grand sëñ Saliou bi ma ko xamee ba bi ko yàlla di jël si Mame Less la ma daan woowee mu doon nit lu dëggu ci moom sëñ Saliou digganteem ak nit diggante ay nawle la moo tax ma teel a ràññee ci moom ne du étudiant boo xam ne day sëgg di bind rek bu bindee boo waxee lu dajul xelam mu taxaw ne la lii lan la loolu nag nekk loo xam ne yenn saa yi da ngeen di werante ba mu tàng jër sëñ Saliou werante ba mu tàng jër
bu fekkee moo am dëgg du la bàyyi nga dem ak jiixi jaaxa defe ne am nga dëgg wala amuloo dëgg waaye bu fekkee ne moom dem na seetaat xelam ba gis ne moo juum day dellusi ne la keroog bi ñuy wax yow yaa waxoon dëgg parce que bi ma demee ba seet wala bi ma demee ba gëstuwaat gis naa ne man mi new moon ci dëkk mu nekk lu raar ci nit te loolu def naa ne màndarga nitu dëgg la bu amee dëgg du la bu ko may boo amee dëgg mu delloo la ko ba bi mu génnee CESTI dem bindu ji science politique danañ ci waxtaan nii rek yenn saa yi ba bés bi mu soutenir ñëw ne ma jot naa sama lijaasa docteur science politique ma amoon ci mbégte lool amoon ci tamit loo xam ne màndarga la ci ñun kat li ñuy jàngale ci l'école bi du lu nasax parce que fii mën nga fi jaar am fi kattan bu la may nga dem bindu ji ci beneen faculté def science politique am ci ndam am ci lijaasa ba ci jamono yooyu bés mu ñëw ne ma dama bind livre te yow laa bëgg nga bindal ma préface bi maanaam boo ubbee livre bi li ngay njëkk a jot mu wax la li nekk ci livre bi mu doon lu mu bind ci ku jege woon Ablaye Wade Pape Samba Mboup ma ne ko waaw waaye nag bu may bind danga may bàyyi duma la comme ni ñu daan def rek duma la may dara doo ma may dara bu fekkee baaxul nga ne ma baaxul waaye nag duma la wax lan nga bëgguma bind damay bind li ma xalaat bi ma bindee jox ko mu ne ma yow daal doo mayee dara waaye baax na noonu la ñu muy livre Pape Samba Mboup Ange ou démon boo xoolee sax titre livre bi gis nga ndax nit ku baax a baax la walla nit ku yées la toujours du ragal mukk laaj la nga xam ne xëy na booy laaj fa ngay dem ba sës noonu laa xamee sëñ Saliou mu am nag ay jaar-jaar yoo xam ne màndarga la ci xam-xamam bi mu demee tamit LCS woo ma ne ma dama la bëgg a invité émission télévision parce que léegi may directeur u télévision boobu bul gàntu nag ndax yow laa njëkk invité ci émission bi kon noonu lañ doon doxalante daal bokkuñu maas maa ko mag fop waaye ay nawle lañu gënuma ko te noonu lañu nekkee woon diggante kuy jàngale ka ñuy jàngal ba mujj gi mu nekk ñaari nawle yuy ànd sëñ Saliou loolu laa ci mën a wax nit ku am fit nit ku am fulla nit ku mën la muy def ndax boo xoolee jaar-jaaram lu bon ñett ba ñeenti média yoo xam ne dañ ko xool wóolu ko dénk ko muy LCS muy l'Observateur muy Rewmi muy Le Pays yooyu yëpp ay bérébu tas xibaar yu am solo la ñu wóolu ko ci mu def ci liggéey bu mucc te booy xool tamit fu mu ci jóge dafa dem ba mënatul ànd ak yow ci dëgg gi nga xam ne moom la gëm. gis nga at mii ñu nekk bi mu dooree rajo bi soog a ubbi rajo dañ ma invité woon ak moom pour ñu wax mbirum tasku xibaar ci at mi ñu génn 2018 bi buñ ci doon def bilan la ciy téye li mu wax sañu ma ko woon wax c'est-à-dire man dinaa wax ba sës fa nga xam ne damay ragal a def jéego bu ëpp mais moom loolu mooy fitam loolu mooy boo nekkee ndaw am xam-xam wax na ci ay wax yoo xam ne wax dëgg yàlla xam naa ne daal xaw na yëngal tuuti suñu jataay ba mais noonu la daan def man yenn saa yi dama ko daan liir ne ko Saliou boo moytul di nga jotee ñii de bu dee li ma gëm la bu dee ci li ma gëm la de kooku moom amul problème parce que nag tamit li ma waxul moo di ne sëñ Saliou dafa jiital ngëm murit la boo déggee tur bi sax xam fan la soxe ko walla nga njort fan la soxe ko te defe naa ci moom àddinaam li ma ci jàpp moo di ne
soo jiitalee yàlla ak diine doo ragal kenn dundam gu gàtt gi loolu la màndargal. xaritam bii di Balla Preda mu ngi ñuy nettali lenn ci jaar-jaaru Serigne Saliou Samb. Serigne ku fonk gëstu la woon ku fonk jaboot ku fonk doomu aadama Serigne maa ngi ko xam mët na léegi ñaar fukki at mooy ba ñuy dugg CESTI 1999 ginnaaw ba ñu jàllee concours bi Serigne ñu teel a soppante ndax dafa nekk koo xam ne ku teey la ku laabir la fonk diine ñun tam yàlla nattoo ñu préparé diplôme supérieur de journalisme ñoo ko bokkoon nekk ñetti at yëpp donc bu école tëjee tijjiwaat ñu bokkaat nekk muy wane ne kon li ñu lee woon lu xóot la lu sincère la lu wóor la lu sell la Serigne nekkoon koo xam ne ku fonk xeex lépp loo xam ne injustice nooteel la moo nekkoon sax délégué promotion bi classe bi école bi yëpp xam ko ci taxawee mbébétu étudiants yi taxawee seeni wareef seeni yelleef ba kenn du ci teggi dara Serigne dafa tàmmoon di utiliser benn expression nous allons secouer le cocotier maanaam day ne lu ñu jàpp ne étudiants yi seen yelleef la te jotuñ ci dinañu yëngal gësam pour ñu jot ci te ni mu ko doon defee ñëpp jàpp ci mu jiite noonu lañ ci doon jotee koo mënoon a laaj ci promotion bi ci école ñi nga xam ne sax ñoo leen jiitu woon même chose da lay wax ci Serigne da doon fàtte boppam ngir ay peeram ay naatam ngoom donc Serigne nekkoon ko sincère ci wàllu jaamu yàlla tam ni ma la ko waxee ku fonkoon alquran la ku fonkoon xasida Serigne Touba ndax moom taalibe la ku fonkoon gëstu Serigne yamul woon simplement ci journalisme waaye daf ko jéggi woon sax c'était quelqu'un de très très cultivé loolu sax moo tax di def ay conférences yu bëri aussi bien ci wàllu diine ci wàllu communication journalisme mais tam ci wàllu relations internationales maanaam réew yi li ñu seq doon ko jàngale fii ci Ndakaaru ci ay université école privée mais boo demee ba Ndar université Gaston Berger tam doon na jàngale géopolitique des médias donc Serigne wax ci moom li ma doon wax léegi ne yomb na waaye jafe na maanaam pour nga tënk lépp wax lépp matale dafay jafe parce que c'était quelqu'un d'éclectique ubbeeku ci xeetu xam-xam yu bëri nekk ku généreux dans l'effort dans le partage ku dëddu àdduna ku dëddu àdduna parce que Serigne à la limite da nga doon wax ne vie bu woyof bu teey maanaam alalu àdduna yitteelu ko woon noonu dëgg la boo yoree sa njaboot yor say yitte yor say bëgg-bëgg foog nga ut looy saafara yooyu mais du loolu moo doon jubluwaay bi loolu ay jumtukaay la woon rek yu mu doon ut mais ëpp lu ci woon maanaam ku ci diggu doomu loon ci ut alal ngir sàmm njabootam sàmm suturaam sàmm ngorom Serigne daal boo ko doon tënk rek da nga naan ku baax dem na waaye borom bi nga xam ne moom la neex mu jël ko ñun bëggoon nañ ko mais borom bi moo ko gën a bëgg bu dogalee ne dafa am ñeent fukki at ak juróom daanaka dem donc dund bu gàtt la moom moo xam lu tax yafalu ma yasha yàlla mooy def lu ko neex fu ko neex saa yu ko neexee ak nu mu ko neexee yóbbu na ko dañ koy ñaanal foofu mu jëm gënal ko fuuf fi mu jógee en tout cas daal am nañu yaakaar am nañu yéene bu rafet ci ne fu mu jëm incha allah dina ko gënal fi mu jóge nii Serigne daal ku baax la woon borom xam-xam gëstukat nekk lu liggéeyum tasum xibaar maanaam journalisme information presse bi média yi Serigne amoon na ci ay ndombal tànk yu bëri ci këru tas xibaar yu bëri wax naa ko léegi l'observateur mi nga xam ne carrière bu bëri def na ko fa tàmbalee na fa stagiaire reporter dem ba nekk rédacteur en chef dem ba nekk directeur de publication par intérim donc di wane ku xarañ la woon ci liggéey bi ku ko bëgg ba pare nag doon ko def ak anam yu sell parce que journalisme dafa nekk liggéey boo xam ne yombul liggéey boo xam ne da ngay wax ci ay mbir di wax ci ay nit yombul te Saliou li nga ko ci mën a ŋàññee bu fekkee am naa man xaw ma ko Saliou jiite na réew mi quotidien jiite na le pays au quotidien jiite na ay LCS doon coordonné rédaction Dakar TV liggéey ay taxi le journal liggéey ci bëru tas xibaar Walfadjri bi ñu nekkoon début ba ñuy nekk étudiant def na fa woon stage mu nekk tam bu amoon a am solo kon Serigne daal mënoon nañ ne nit ku
bëggoon liggéey la ku fonkoon gëstu fonkoon xam-xam fonkoon doomi aadama rek bàyyi yéene maanaam ku sa àpp jot maanaam nga war a wuyu sa borom amoon nga ay mbébét donc doone li nga bëggoon yëpp matal nga ko waaye xam naa daal doon na def ay jéego ba mbébét yi mu amoon yëpp mu koy jëmmal te Saliou boo ko doon tënk ci mbébét yi mu amoon lu ci ëpp mooy wàllu xam-xam gëstu toppatoo njabootam te toppatoo njabootam góorgóorlu na ci bu baax. Absa Anne bu ISEC wax na ci turu ndongo yi jaar ci loxo Serigne Saliou Samb. maa ngi tudd Absa Anne di ndongo ci Serigne Saliou Samb école bi ñu nekk muy ISEC moom moo ñu doon jox cours presse écrite ak cours technique d'information et de communication. Relation comme ni nga ko waxee relation étudiant professeur la woon waaye dafa demoon ba dépasser relation étudiant professeur bu ma ñëwee ci relation étudiant professeur jàngal bi nga xam ne mi ngi ñu ko doon jàngal daf ko joxoon àqam joxoon ko gëddam lépp loo xam ne journaliste war na koo xam Serigne Saliou donte ne yàgguñu ak moom jox nañu ko tey jii mën naa ni jàngal nañu loo xam ne suñu giiru dund ci wàllum journalisme dañ koy jëfandikoo du jàngaluñu loo xam ne pour tey rek la mu yam fi déedéet daf ñu jàngal loo xam ne suñu giiru dund dañ koy mën a jëfandikoo surtout ci wàllu journalisme ndax jàngal nañu ñu fonk suñu bopp jàngal nañu ñu fonk journalisme xam lan mooy àqu wàllum tasum xibaar ñu jox ko gëddam waaw mais dañoo demoon itam ba dépassé wàllum jàngalekat ak ndongoom dafa demoon ba doon genre bàyyi ci ñun ndax bu ñu defaan cours ba pare wala ci biir cours bi sax dafa daan jël temps ci biir cours bi di ñu yee ci wàllu àdduna bokk na ci li ma gën a marqué ci Serigne Saliou Samb danga koy gis xam ne kii nit ku fonk diineem la nit ku bëgg alxuraan nit ku bëgg xasida Serigne Touba te loolu dafay jàngale ni nit ak loo mënti doon ci àdduna ak koo mënti doon waroo bàyyi ginnaaw li nga xam ne moo la fal te moom mësu koo bàyyi ginnaaw jàng nañ ci moom itam ni ku am kóllëre la ndax fu mu toll dafa daan gërëm suñu kanam ki nga xam ne moo nekkoon njaatigéem muy Youssou Ndour ndax chaque fois da daan wax ni moom moo tax mu aji màkka te loolu mënu ko cee fay donte ne liggéey na fa ba jóge fa gis nañ tey jamono ji nit bu liggéeyee fenn ba jóge fa xalab leen waaye moom mësu koo def loolu daf ñuy wan ni nit ku am kóllëre la te loolu daf ñu koy jàngal c'est-à-dire que ñoo ngi ci milieu boo xam ne kenn mënul taxaw waat ni fii laay liggéeyee ba keroog may bàyyi liggéey déedéet mën nga nekk fii tey mën nga fa jóge waaye terewul lépp dafa war a rafet loolu daf ñu koo jàngal. Arona Fall bu IGFM nekkoon naataangoom ci l'Observateur nee na. Serigne Saliou Samb maa ngi ko xam depuis 2002 donc 2002 déjà pratiquement l'Observateur amul woon mais bu ma koy xam on était tous des jeunes reporters ci journal bu ñuy naan l'événement du soir te Souleymane Jules Diop actuel ancien ministre di ko moo ko doon jiite après l'événement du soir ñu fekkente waat ci Taxi le journal de Pape Samba Kane PSK moo ko doon dirigé donc suñu cheminement du l'Observateur la commencé ok depuis 2002 2003 ba 2006 après ñu tasawaat l'Observateur ba 2012 donc Serigne Saliou dafa nekk nit nga xamante ne nit ku jullite la d'abord ok donc boo ko gisee lu lay njëkk a frappé dans ses attitudes dans son comportement c'est sa piété foo ko gis mënul wax 2-3 phrases sans pour autant mu indil la benn expression ci wàllu diine ak Serigne si Touba ok donc c'était un mouride ok convaincu dans ses actes dans ses paroles et dans tout ce qu'il fait au quotidien donc nit ku baax la woon nit ku yaatu nit ku am principe ok souvent dañ ko doon tooyee naan yow daal vraiment tu es le syndicaliste quoi xam nga des fois sax bon xam nga boo nekkee ci yenn position yi nekk njiit cela veut dire souvent njiit doo def dans le syndicalisme peut-être ñu nekk en bas xam nga ñoo war a
di rébellé wu njiit yi le patronat quoi jéem a calmer truc mais moom il est souvent du côté du patronat mais toujours xam nga il est toujours dans les revendications loolu yëpp pour xool ñi nga xamante ne ñoo féete ci suuf xam nga jéem leen défendre yëkkati leen ba vraiment ñu toll fi nga xamante ne après xam nga nit ñi mën a gis seen bopp ci liggéey bi gën a dox. Voilà, vraiment c'était quelqu'un de bien et puis sur le plan professionnel aussi ok c'était un journaliste vraiment dans le sens vrai du terme ok un journaliste très pointu rigoureux bu la bindalee benn affaire vraiment amoo loo ci dindi xam nga bu la analyser situation tamit xam nga yow mi journaliste nekk confrère am xam nga il t'apprend des choses nga xamante ne yow peut-être jusque là tu pensais savoir alors que yow xamoo ko woon. bi mu demee ba génne l'Observateur ok nekk directeur de publication du pays jógee foofu demaat réew mi maintenant peut-être période boobu charge de travail professionnel bu mu doon am ok amatu ko woon après benn jour mu demee mais boy man xam-xam daal vraiment moo ma gënal affaire rédaction yi xam nga j'ai fait plus de 10 ans xam nga dans les rédactions mais je sais que am na lu des donc man je préfère retourner ok à la fac xam nga dem jàngiwaat. ok je me rappelle même le 24 décembre mu doon présenter son dernier livre ok donc man bon daf ma invité woon il a fait de moi il m'a confié de la modération de la cérémonie xam nga en tant que son ami de longue date en tant que confrère et tout ok jour boobu bi mu doon expliquer un peu aux étudiants xam nga pour les pousser ok à aller de l'avant à ne pas se décourager dans la quête du savoir ok il leur disait que quoi man j'étais à des positions qui me permettaient aujourd'hui ok bon d'être comme tout le monde hein, tous les grands trucs am sama 4x4 am sama kii yooyu mais j'ai préféré benn instant ok renoncer à toutes ces choses là et retourner à la fac des fois ma jël sama car rapide jaaraat couloir de la mort xam nga dem ci amphi yi muy rechercher pour yëpp xam nga am xam-xam maintenant comme ça bu ma toogee jàkkaarloog yéen xam nga ma leen di expliquer des trucs et je sens dans votre regard que xam nga affaire bi mu ngi leen di neex te loolu c'est pas dans les bureaux conçus et trucs nga ko mën a amee xam nga dafa laaj sacrifice boobu man nangu naa ko jël loolu moo tax ma am capacité bi tey aujourd'hui ñëw bind benn livre deuxième livre toog ak yéen di leen ko expliquer donc pour te dire un peu sa fin du savoir xam nga c'est quelque chose nga xamante ne ça a toujours été en lui donc c'était un grand intellectuel un bon père de famille parce que moom souvent jabaram première femme avec tout le temps qu'on a fait man xaw ma turam parce que c'est simplement moom quand il parle de sa femme benn surnom la amoon mooy jekk xam nga jekk waaw jekk rek xam nga loo wax loolu man day gaan bu kii sax bouclage bu kii mu ne gars yi gaaw leen waaye jekk mu ngi may xaar xam nga donc pour te dire quoi à quel point xam nga il y avait ce côté vraiment romantique à sa manière ok te franchement bon côté familial c'est quelqu'un qui s'est soucié beaucoup de sa famille et puis bon un homme responsable xam nga bu mu demee ba benn instant mu gisaat xam nga keneen ku mu bëgg xam nga il n'a pas fait comme certains le feront je me ne sama classe bi mais peut-être classe ñoom voilà comme classe ñoom may sa saar yi nekk fii di kii voilà dafa gis rek xam nga labat takk voilà donc vraiment pour te dire c'était un bon père de famille et puis da nga koy gis dans ses actes dans ses propos vraiment dans tout ce qu'il fait tous les jours. dëkkandoo yi tamit lii la ñu wax ci Serigne Saliou Samb. goro la ci man xarit la ci man dëkkandoo la ci man jëkk na 1980 maa ngi koy nettali léegi xam naa ko bu baax ku ma bëgganteel la woon itam xam naa ci moom itam diine xam naa ci moom itam bëgg ak liggéey ak fonk ak njaboot ak wattandiku lépp loo xamante ni li lu jaarul ci yoon la nettali naa ko léegi lu jëkk 1980 sëñ Saliou mas na maa jox salaatu goo xam ni daf ma ni képp ku koy def guddi àllarba di nga gis Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def loolu rek li tax ma wax ko mooy nit ku yàgg bëgg diine te xam naa ku jël 1980 ci ati sëriñ Saliou la ca des bu bari kon yàgg naa yittewoo diine ku bëgg ay mbokkam la itam ku bëgg ab liggéey la ku moytu lu du jaar ci yoon la bëgg na ay mbokkam saytu na leen moo doon seen góor ci seenum néeg ndax moom lañ amoon ci càmmeñ mu yëpp ni ko sëñ Mbay Jaxate di waxee ni ndegam da ngaa bëgg jubóog say bokk juróoma ngi yoo xam ne bul cay bokk wax lu kenn mënut ak di gàntu luñ man ak sañ nga ko ak dalaa yab ak su doon man ak bokk mooy bokk ab xol say waxit di waxam seen jëf yi benn muy sëb caabi ngay gaalam ci loolu la ñu xaman sëñ Saliou muy nit ku baax
mën na fee bàyyi alal ju bari bu fekkee bëgg na loo xam ne lu yoon ndax am na lijaasa ci wàllu àddina ñu bari soxla woon nañu ko waaye dafa ñeme dëgg ba ñu bari ñemeetuñu ko ndax moom du wax lu dul dëgg du jëf lu dul dëgg itam tawatam ji itam nanguwul dara loo xamante ni lu jëm ci ay pas-pas la wala ay béjjén wala ay dara loo xam ne dinañ ko fajoo lu dul lu jëm ci alxuraan ak sunna ba tey jii ñu denc ko ca booru Serigne Touba kon Saliou daal bu fekkee maa ngi gàttal li ma xam ci moom mooy jullit la koo xam ni nangu na atte jullit yëpp di daw ci kawam waaye taalibe Serigne Touba la itam ku bëgg Cheikh Ahmadou Bamba la ku ko bëgg la di Serigne Saliou Samb ñu mun ko tënk ci ñetti baat kepp jullit la woon boroom xam-xam la woon waaye tamit nekkoon ku xereñ lool ci wàllu liggéeyam.